Ravi de vous retrouver, amis fidèles téléspectateurs d'Africa 7 TV, Africa 7 Radio. ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax di leen kontaane waaye di leen jaajëfal bu baax si li nga xamante ne mooy teewlu bi ngeen ñi teewlu jamono ji si suñu antenne waaye rek di leen remercier si kóllëre bi ngeen am si seen émission bi di Voix du Cœur. Voix du Cœur nag dikkaat ñëwaat dox ay tànkam ñëw fii nga xamante ni mooy Yeumbeul Nord ñëw fekk si fi nag ki nga xamante ne kenn dootu ko présenté fii si Yeumbeul muy monsieur le maire Vieux Diop ñëpp xam ko nag bu baax a baax si li muy yëngu si wàllum politique waaye ak yeneen mbir yi nga xamante ne mu ngi koy amal comme activité fii si biir Yeumbeul. Donc tey moom la ñuy dalal si suñu émission Voix du Cœur tàmm ngeen ko nag saa su nekk xam ngeen ni muy demee première partie bi dañuy waxtaan ak moom si li nga xamante ni moom mooy politique ak secteur d'activité bu mu nekk hormis politique waaye rek deuxième partie bi kii di Ababacar dina fi ñëw comme chaque saa su nekk rek nu mu koy defee ci partie sociale waxtaan ak moom parce que nag Vieux Diop ku ko xam-xam ne nitu social la ku ko xam it xam ne nit la koo xamante ni nit ñi dañ koy bàyyi xel bu baax a baax te jeune la mun na def ak tranche d'âge bu nekk donc nag am na tey waxtaan buñ nar a sekk ak moom si pàcc yu bëri yaakaar naa ne dina leen neex ndax dina riche loolu donc balaa rek ñu dugg si waxtaan bi dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk téléspectateurs yu koy seetaan wala auditeurs yu koy déglu à travers Africa 7 Radio bu ko defee rek ñu bàyyi ko mu nuyoo bu ko defee ñu dugg si nga xamante mooy suñu waxtaan Vieux Diop ñu ngi lay dalal jàmm monsieur le maire. ñu ngi lay fay sama jigéen suma xarit. donc à travers yow maa ngi nuyu également techniciens yi fi nekk yëpp. di nuyu téléspectateurs Africa 7 yëpp également. di nuyu képp koo xam ne yaa ngi yeewu Yeumbeul Nord. di nuyu également sénégalais ak sénégalaises yëpp. tey di am mbégte bu yaatu ci jotaay bi ñu am. plaisir partagé. ndax vraiment ay ndaw ngeen yu nekk ci jamono comme li ma koy faral di waxee. dëgg la sénégalais yi bàyyi leen xel. di leen suivre également ci seen liggéey. bokk na nag vraiment ci li ma gën a bég tey. gis seen entreprise ay ndaw rek ci nekk. ma kontaan ci loolu bu baax a baax. d'accord jërëjëf. am na information bi nga joxe ci suuf xam naa ne gars yi duñ ci bàyyi xel. mais si biir waxtaan bi noonu nga nuyoo noonu am na loo du noonu xam nga internautes yeeg téléspectateurs yeeg ñi nga xamante ñooy auditeurs yi waaw xamante nañ donc si kanam dinañ yaatal li ni mel donc comme ni ma leen ko waxee moom mooy monsieur le maire Vieux Diop nekkoon nag adjoint au maire depuis 2014 ba 2021 donc nag si mairie bi donc nag mu nekkoon itam candidat si élection locale yi ñu weesu donc ba tey nag mu nekk ba tey si wàllum politique donc Vieux tey monsieur le maire lan moo tax nga choisir dugg ci langum politique bi. nga xam ne bëri na coow lool. bëri na coow. ci ñenn ñi nga xam ne. politique liggéey lañ ko def. d'accord mais bëriwul coow ci ñi nga xam ne dañ ci dugg jël yàlla teg ci seen diggante ak jaam yi man dama judd ci famille boo xam ne. dama leen fekk ñuy politique muy suma baay bi ma jur. mais ni ma gisee mu doon defee politique. tànk yooyu rek laa jël man xamuma leneen lu dul loolu moom ni mu ko doon defee dinañ gën a dugg ci waxtaan. bien sûr allez-y nan la doon defee politique déjà. wutee nag ak ñi nga xam ne. amuloo kër. amuloo oto. amuloo sax loo passé clando. ñu xëy gis la nga dugg ci langue politique am lépp alalu réew mi nga luubal. da ngay dem nangu liggéey ñëw di jëf ci jaamu yàlla yi. di xool li manqué ci dëkk bi nga jug ci. bu taawee buñ la seetsee nga def ci sa mën-mën. bu ambulance amul nga jël sa oto def ko ambulance. bu districté amee problème nga ñëw intervenir. boobu fekk na du ñu xaar ministre du ñu gis député du ñu gis kenn boo dëkkee ci gox. da ngay amal gox bi njëriñ d'abord. loolu politique de développement la. d'accord wute nag ak nit ñi nga xam ne nag léegi politique dañ ciy dugg pour ut ci koom loolu mooy li nga xam ne nag ñun moom la ñu regretté. maanaam dogguma la politique dañ koy dundal mais du moom moo la war a dundal. mënuloo nekki locataire. ñu far la mber nga tabax 6 kër. kooku kan la. mais xaw ma kan la. mënuloo nekk di jël clando. ñu fal la tey mère nga loué oto 100 millions. mënul nekk. il faut nga am métier mën a di dundal politique. mën di doxal say activité bopp. bu la nit ñi fëggee dool même buñ la bettee soo mënul nga wax leen dëgg. waaye yaakaar ci politique. bëgg ci tabax kër. bëgg ci takk ay soxna. bëgg ci am lépp bëgg ci dem fu ne ci àdduna boo ko amatulee ragal naa di nga am problème de. mais est-ce que nekkul itam bu fekkente ne comme ni ñu koy waxee boo jéggee benn étape dem deuxième étape dafa war a feeñ ci yow.
xam nga. bu fekkee sa liggéey may na la ko. waaw dama wax ne fu leer laa ko teg. su fekkente ne sa liggéey may na la. nga mën a soqaliku. kooku ku ne lañu koy ñaanal. non sa liggéey si politique maanaam nga ñëw fekkoo fa dara nga def si ay jéego ba tey jii maanaam bu fekkee gox bi la. mais ça demande du temps. voilà dafa laaj waxtu mais mënuñu ko def ci ñetti weer. mënuloo toog tey ñu fal la tey. dem ñetti weer jënd oto 25 millions. mënuñu la fal tey. ñetti weer nga dem génn sa kër nga dëkkoon dem jënd yeneen kër. su boobaa kay yaa ngi dundee alalu askan bi. donc politique boobu ñun waxuñu ko. li ñu bëgg mooy Sénégal. dafa toll ci ay jafe-jafe. jafe-jafe yooyu ci li ñu war a xuus indi ci ay solution mënuloo nekk ci réew moo xamante ni jeunesse bi liggéeyu ñu xëy ñu gontuñu. taux de chômage bi de moom doy na waar. loolu problème la. mënuloo nekk ci réew moo xamante ni. bala ngaa tabax kër da ngaa dem bitim réew ñëw pour samp dara. loolu erreur la. mënuloo nekk ci réew moo xam ne am or am gaz am pétrole am lépp ba pare di jéggaani li ngay dundee. mënuloo nekk ci réew moo xam ne ci suuf moo gën a nangu ci suuf yu nekk ci àdduna bi yëpp. ba pare nag sa ndaw ñoo gën a ñàkk xëy. gouvernement boo xam ne jéemuñu dara. politiciens yoo xam ne seen bopp rek lañ fi nekkal. askan bi soxlaatuñu loolu. d'accord leneen lañu bëgg. d'accord léegi yow tey jii nii su ma la déggee bu baax da nga dugg ci politique ngir ci su indi changement comme ni ko jeunes yu bëri di waxee ñu ko candidat yu bëri doon waxee ci local yi mais dañuy gis ne à chaque fois bu ndaw ñëwee bëgg a dugg ci langum politique gi dafay neexal askan bi mu mën nañ ko tuddee noonu parce que dañ naan non ñu fi nekkoon foo jaar dañuy xalab ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk donc ñu ne leen kat ñoom liggéey ñun dañoo bëgg indi changement dañoo bëgg indi li mais bu ñu ñëwee toog même chose dañuy gis. waaw mooy li ma wax sànq ñun xaaruñu politique pour def. ci biir askan bi. loolu choix la man maa choisir man suma la bopp. ni su may waajur daan doxee. ci wàllu politique. ma judd fekk ko mu neex ma trop. ma ñëw duggee ci noonu. est-ce que système bi changé wul. système bi même bu changé nit ñi valeur yi nga xam ne moom lañ leen seen waajur yi bàyyil. valeur yooyu du changé. système bi nag nit ñi mën nañu changé mais man sumay valeur kenn mënu ko changé. dama wax ni boo nekkee ci gox. gis ni gox bi am na lu fa manqué. nga nekk ndaw ci biir gox bi. di xëy di wàcc. war ngaa mën a régler loolu. mais su fekkente ne tey jii par exemple budget bi ñuy jox maire yi matewut. waaw boobaa nan la maire bi war a def. maire dafa war a am xam-xam pour diriger commune. d'accord parce que déjà dafa am ñaari fonds yoo xam ne. mooy une bonne gestion. ñaari fonds yoo xam ne ci lay mën a sukkandiku pour mën a doxal commune am. mooy lan. bi ci njëkk. mooy fonctionnement loolu. moom nga xam ne moom lay liggéeyee. mooy essence am. mooy éclairage public bi. mooy tout ce qui est matière et objet imprimé et registre. fonctionnement. carburant bi ainsi de suite. li ci topp nag mooy investissement. waaye li gën a am solo mooy maire da ngay am connaissance. da nga war a développer sa expérience ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew. boo bëggee jëriñ sa commune dara. mënoo koo def ci investissement nga xam ne 30% lay représenté ci budget en général. wala 25%. dafa mel ne tey jii ma jox la 100 000 francs. ne la 75 000 yi amoo ci droit tabax. lekk ak naan rek nga ci war a def. waaye 25 000 yi moom loo ci mën tabax mën nga ko ci tabax. 25 000 lu mu mën tabax. kon maire dafay bëri pexe. maire bu amul pexe nag commune bu dellu ginnaaw kese laa gis. yéen ndaw ñi am ngeen pexe. waaw ñun am nañ pexe. ndax tamit. li tax ñu ne am nañ pexe. teel nañu génn Sénégal waaye teel nañu gëm ne fii la ñu war a mën a defaree Sénégal. d'accord ñun dem nañ bitim réew def nañ Italie def nañ France def nañ Helsinki def nañ États-Unis def nañ feneen ak feneen waaye lu ñu gis mooy man li ma gis. ba tax ne mënuma dëkk ci réew yëpp benn réew. Sénégal gii lii ma yàlla may fii la ko amee. d'accord amis téléspectateurs d'Africa 7 yéen a ngi ba tey seen émission Voix du Cœur ñu dalal monsieur le maire Vieux Diop gis ngeen li nga xamante ne moom la yaatalee li nga xam mooy moo tax mu dugg ci langum politique waroo koo def métier da nga ko war a dundal mais pas politique di la dundal nekk na ay cadres yoo xamante ne lu mat a bàyyi xel la donc monsieur le maire ba tey élection locale lañ jóge ñu ngi jëm ci élection législative donc tey ji boo doon def bilan ndax candidat nga woon sa gox boobee di Yëmbal donc nag mu amoon ñeneen ñi nga xamante ne ñoom nga bokkaloon jongante bi ki nga xamante ni nag moom mooy Babacar Ndaw bokk grand parti ñëw toog fa nekk ci boppu maire ba tey ji boo doon def bilan ci élection yi ñu weesu fële ci Yëmbal Nord ban bilan nga ñuy jox. waaw dañu ci sant yàlla. parce que lépp loo dugg di gor ànd ak ay gor. suñu borom dugal la ci bismillahi rahmaani rahim. nga génn ci alhamdulillahi rabbil alamin. da nga war a sant yàlla. am na ñeneen ñu bëggoon nekk candidat te mënuñu ko doon.
li ma bëgg a leeral foofu nag man bi ma génnee ci élection locale 2014 laa nekk ci terrain bi installé fu nekk ay comité ba yëmbal wax dëgg yàlla ñëpp a xam na ni base bi téye nañ ko ci sunu loxo yaakaar naa ni Benno Bokk Yaakaar bu ñu leen waxoon ni tey jii Vieux Diop ak ñu àndal du ñu gagné maire bi duñ ko mën a gëm bu ñu leen teree nelaw amul beneen parti bu leen teree nelaw foofu ci fii ñu nekk actuellement ci yëmbal ñun ñoo nekkoon seen problème parce que expérience bi comme ni ñu koy waxee mu ngi fi. moo parce que liggéey bi ñu liggéey ci terrain bi dafa jiitu ñoom liggéey bi ñu def ci terrain bi wax naa ni politique doo xaar ba soxla nit ñi pour ñëw dafa am loo xam ne moo jiitu dañu dëkk ak waa yëmbal te seetaanuñu waa yëmbal benn yoon. d'accord dogguma la parce que ñu ngi ba ñu defee suñu investigation ñu ngi naan yëmbal bañ fa demee ndaw ñu ngi naan Vieux Diop moom mi nga xamante ne fii la nekk ñun moom xam nañ ko nu mu maîtriser yëmbal benn maire mënu fee toog ba def li nga xamante ne Vieux Diop tey bu toogee moom lu mu war a def mooy ëpp maanaam yow yëmbal da nga ko téye sa loxo da nga ko xam ruq-ruqaat yëpp. xam nga lu indi loolu. ñun fii dañu fi jàngee dañu fi màggee dañu fi defee lépp. ba noppi nag liggéeyee fii. d'accord. wax naa leen itamit bàyyiwuñu benn yoon waa yëmbal ak ay coono. bu inondation ñëwee daaw rek moo ci mujj jënd naa 11 moto pompe ci sama koom-koomu bopp. séddale ko askan bi nga xam ne dañuy nekk ci mbënd mi. fanaan ak ay équipe di dimbali nit ñi pour ñu génn ci ndox mi de minuit ba 6 heures du matin. loolu bañ koy def gisuñu maire yëmbal gisuñu kenn loolu moom du sax lu ñuy werante ñoom xam nañ ni lépp loo xam ne ñi nga xam ne ñooy maire war nañ ko def buñ ko deful ñun ñu def ko te du leen ci xaar tamit élection yi ñu génn fii ci yëmbal Nord li ma mën a leeral mooy yàlla mooy maye ndam yàlla nag xañ nañu ko mën naa ci indi nag leeral ndax spécimen bi nga xam ne moom nga war a am bulletin de vote bi 50 000 copies laa ci def séddale ko ñëpp jour élection bi ma demee ci urne yi ci bureau de vote bi beneen bulletin laa ko fekk man beneen bulletin boo xam ne man sax xamee ma ko maanaam dañoo soppi sa bos loolu problème la dañoo soppi sa bos wala soppi wuñ ko doo tuumaal kenn non mais en fait comme boo ñëwee nga ne yow yaa tiré say bulletin de vote nga dem fekk fa yeneen leneen laa fa fekk yoo xam ne bokkut ak yow yi nga tiré yoo xam ne man xamuma ko sax mais bokkul xam nga tamit foog mu leer bokkul yow ak yi nga tiré maquette la sous-préfet di laaj d'accord maquette bi man maa ko def ci clé jox leen ko moom itamit nekkul moom mooy imprimeur bi maquette bi nga xam ne moom laa leen joxoon maquette boobu laa jàppoon ne mooy dem élection maquette boobu demul élection beneen lañ la tiré mu dem élection beneen boobu man bi mu ñëw ci bureau de vote bi xamee ma ko loolu nag erreur bi mën na jógee ci mandataire national bi parce que aussi dama bokkoon ci parti bi ñuy wax PCS Jëngu Tabax ñu waroon dem élection ak suñu logo bopp suñu mbiru bopp mais demuñu dañuy demee élection ci coalition ànd nawle ànd liggéey bi Serigne Mboup jiite moo ñu abal récépissé noonu lañ ko mën a leerale pour mu leer donc moo tax foofu coordination bi pour mu jaar yoon mënu woon jaar yoon donc da ngeen a amoon difficulté pour alterner les choses d'accord effectivement pour ñu mën a liggéey ak mandataire national bi affaire yi jaxasoo trop finalement nga gis ni voilà bisu ndam bokkut ak bisu défaite bisu défaite également bokkut ak bisu ndam te amoo leen temps pour defoon recours wala d'argent non wala vous avez choisi de laisser tomber tout cela ki def recours moo ki gëmul yàlla dem nañ ci élection ci fulla ak ci fayda yàlla jox na Babacar Ndaw ndam li ma mën a def mooy en tant que frère mu félicité mais ça c'est de ton droit nga def li nga xamante mooy recours bu fekkente am na leneen lu ñu tal quand même lu dul loolu quoi sincèrement voilà gis nga ba tey avec monsieur le maire Vieux Diop macha allah donc mu ngi développé li nga xamante mooy situation élection locale yi ñu weesu fële sa Yeumbeul Nord ki nga xamante ne nag moom mooy le nouveau maire di Babacar Ndaw bokkoon fële sa grand parti ñu koy nuyu de passage donc monsieur le maire ñu mel ni ne rek itam àndaloon nga ak ki nga xamante mooy Babacar Camara si élection yi. Boubacar plutôt. donc mu mel ni da nga dem ba ci biir nga génn bokkoon nga ci mouvement am génnaat loolu itam nit ñi ñu ngi ci waxtaane mais dinaa sawar voilà vu que toog nga tey dina baax nga leeral ko une bonne fois pour tout man ci soog a wax voilà woo nañ ma ba tey émission pour ñu wax ci question boobu mais waxuma ci parce que dañu gisoon ni parti boobu di PCS Jëngu bokk nañ ci éléments yi ci gën a fës ñi nga xam ne dinañ jël seen responsabilité wàcc ci terrain bi def seen liggéey te duñ ci xaar kenn maa ngi sant yàlla nag sant yàlla parce que wax naa ne dafa am lu may ànd ak nit moom Boubacar Camara di président
li muy xool ci nit pour ànd ak moom. man Vieux Diop loolu laay xool ci nit pour ànd ak moom. d'accord moom lu mu gis ci yow gisoo ko woon ci moom. maa ngi ñëw. ayca. xam naa ni ku am fulla la ak ku am personnalité. ba nit boo amee noo mel du mën a def ak yow. mais ñun fulla boobu ak personnalité boobu fii la fekk baax. d'accord ba nit bu ñu gisul ci yow lu ñu xam tàqali ko dagan na. ànd dagan na. li wéet ba woon mooy bi ñu dugg ci parti boobu. dañu teg ay charte ne képp kuy dugg ci parti bi nii nga war a defee. ñun de ak nu ñu àndal ci waa Yeumbeul Nord. installé nañ 68 comités jébbal ko parti boobu. te bi ñuy installé comité yooyu laaju ñu leen 1500 francs dañ ko def ak suñuy propre moyen benn bu ci nekk ànd ak animation de base mais ñun dem nañu élection locale ak ñoom. lépp loo xam ne nag parce que dañuy observer. lépp loo xam ne mës nañ ko wax. ak parti boobu gisuñu ne loolu ñu respecté ko. amul benn yoon jéego yoo xam ne teg nañ ko ñu teg ko ñu gis ni ñii kat ñoo bokk yoon ci politique. donc ma gis ni Boubacar Camara ak ñi mu àndal di waa PCS jëngu tabax. bokkuñu yoon ci politique. c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. moo tax am na yenn kàddu yoo xam ne duñ ciy dugg ndax dama koy faral di wax. àndatuñu yoon mais ñu ngi ko def comme waajur ba tey ndax ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sedd la effectivement ñun duñu toog ci plateau di yàq wala ñuy wax lu bon. mais bokkuñu yoon ci politique gis nañu jaadu nañu taxawal sunu leneen. jël beneen yoon dem nekk ci loolu. mais amul benn yoon tam lu ñuy regretter ci nekk bi ñu nekkoon foofu. Yeumbeul Nord nag ñi ñu ci àndaloon ñëpp taxaw nañu. jël seen responsabilité wan parti bi ginnaaw. te itam nekk ci leneen loo xamante ne bi jàpp nañ ni moo ëpp solo pour Sénégal moo ëpp solo pour suñu avenir politique. te ñëpp dinañ ci gis seen bët bu soobee yàlla. d'accord nga jóge si Babacar si Boubacar Camara plutôt ñëw créer ce mouvement yaa ngi ko doon wax muy 3J donc nag muy mouvement boo xamante ne boo xoolee tranche d'âge bi si nekk ay ndaw kese la ah ay jeunes kese ñoo si nekk donc tey jii nii le pourquoi déjà nga choisir 3J. mouvement 3J. déjà mi ngi sur le plan national et sur le plan international. lan mooy signifier 3J déjà pour téléspectateurs yi. jóg jëf. jàppoo jóg jëf. jàppoo jóg jëf. d'accord. jàppoo jóg jëf nag. ku ko dégg xam ne dëgg-dëgg li ñu bëgg. mooy ñu yëngu ci wàllu social. man dama bëgg yërmande ci lépp loo xamante ne ñu ngi koy taxawal fii ci. loolu dina intéressé Babacar. parce que Sénégal moo toll foofu. possibilité bi nga amul. nga ubbil ko ñu ko am. dañuy politique nag. 3J. parce que du ñu nangu Sénégal di nekk ci loxo yoo xam ne gënaluñu. moo tax bu ñu defaroo ba pare. ba nekk fépp yàlla mi ñu ci suturaal. maa ngi nuyu au passage ñi nga xam ne ñoo nekk Saint-Louis. ñi nekk Sédhiou. ak ñi nga xam ne ñoo may déglu Abi Sall mi ngi Belgique. donc Lamine Mané mi ngi Sédhiou. Nazir Anne mi ngi Saint-Louis. Pape Diouf mi ngi Rufisque. ñoom ñu ngi may déglu maa ngi leen nuyu bu baax a baax. parce que jamono yi ñu ngi sur le terrain di def liggéey bu am solo ñoom ñoo nekk ci mouvement bi d'accord. jóg jëf jàppoo jóg jëf boobu. danañu xool jafe-jafe réew mi. ñu jëm suñu kéemtalaay kàttan. xaaruñu état xaaruñu dara ndax ni état amee ay partenaires. maire yi amee ko ay partenaires ñun ci suñu connaissance noonu la ñu amee ay partenaires. d'accord yoo xam ne yàgg nañu dimbali. te dimbal bu ñu mës a dimbali bu nekk rek. fexe nañ ba ci askan bi ko yeeyal ñu fekk leen fa jox loolu ci la ñu nekkoon démb te ci la ñu continuer nekk tey. mais également dinañ yëngatu aussi ci politique. mais politique boo xam ne yàgg naa ko wax te dinaa ko waxaat. wuute na ak politique bi ñii di def. réew mi dinañ xool ci yan loxo la war a toog. mouvement jóg jëf sur le plan national sur le plan international ñu xool kan la ay loxoom set. ñu ñëw jébbal ko lu ñu liggéey na ko réew mi yow lañ ci wóor. d'accord dogguma la mais démb li nga xamante mooy manifestation Yewwi Askan Wi ah ñu réussir le pari de la mobilisation ah ñëpp wax macha allah que ni ñoom li nga xamante ne mu nekkoon seen mbëbët si dajale fa ay ndaw. ñoom si boppam sax dafa weesu sax li nga xamante ne mooy son njort comme ni ko olof yi di waxee donc tey jii nii boo doon def analyse si manifestation boobu yow ban analyse yow nga si def. waaw dañu nekk ci yoon bu baax. parce que Sénégal fi mu toll bi ñu bàyyee nguur gi. li mu bëgg a doxal bu ko doxalee. mooy soulever le Sénégal pour toujours. Macky Sall ak gouvernement am. def nañ seen ay preuve ba pare. wane na ni ñoom ay cuune lañu. mënuñu. ku mënul nag da ngay bàyyi ñu mën ñëw. Sonko jeune la Barthélémy Dias jeune la. te ñi ngi ci yoon bi ni ma nekkee jeune. ñoom noonu lañ nekkee jeune. ma gis ñu teg seen tànk ci dëgg ak njub. defuma nag lu dul mobiliser. dem fekki leen. d'accord démb maa nga fa woon.
yaa ngi fa woon. bien sûr gis nga léegi li nga xamante ne mooy fusion entre Yewwi Askan Wi ak yow. waaw. mooy wàllu Sénégal. loolu déjà man Yewwi Askan Wi laa nekkoon. d'accord. bi Boubacar Camara génnee. ci ay problème mu choix. ci wàllu élection locale yi. la ñu dem ak sunu bopp. bi ma génnaatee foofu la taxawal mouvement 3J bi. fi mu toll nag décision bi du man maa koy jël. dañu am bureau politique. waaw am ay nit ñoo xam ne ay kilifa lañu. te li ñu naan paaka kenn du ko jiitu ci mbaram. ay nit soo àndee ak ñoom ñu respecté la. da nga leen di jox seen gëdd ba mu dox. lu wér ba wóor mooy dañu ne. tout sauf la coalition Benno Bokk Yaakaar. ah c'est que loolu dafa nekk kàddu boo xamante ne déjà xale yi sax dañ koy waxtaanee léegi. waaw ñun jël nañ suñu matuwaay. ba déggoo nañ ci ni duñu mës a ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar. jël nañu suñu matuwaay. ba déggoo ci ne PCS jëngu bi Boubacar Camara jiite. dootuñu àndate ak moom ak coalition bu mu mën a bokk. d'accord. matuwaay yooyu lañ jël. li ci Yewwi Askan Wi nga xamante ne ñenn ñi ne nañ buñ ko validé wul élection du am wala soit ñi nga xamante ne dañuy njort itam ni le président Macky Sall li muy def lii lépp rek pour repousser li nga xamante ne mooy élection yi. dafa ragal jongante Macky naka jëkk ñemewul. la moo tax à chaque fois ngeen naan dafa ragal jongante alors que xeex na tey ba nekk le président de la République quand même. xam nga bi muy xeex pour nekk président. ñi toppoon ci ginnaawam te dimbali ko. tey jii ñooñu. gisootu ci kenn ci ginnaawam tey. Macky ñemewul élection. ku ko ne woon di nga jël réew mi tey jii mu weddi ko. nee naa bisu ndam ak bisu defet du benn yàlla ko dimbali tey ba mu toog ci réew mi. mais ku ragal jongante la. d'accord mais nag am na problème. parce que génération bii. duñ ko may dara. lépp lu mu teg lu dul yoon. danañ ko teggi. fi mu bëgg jëmee Sénégal. la ñu dul nangu. def na 2 mandats ba pare. bu ay mandat am jeexee na bu ay bagaasam dem yoonam bàyyi réew mi continue. léegi liste bi nag. liste bi dama wax ni. man de bokk naa. ci ñi nga xam ne wax nañ gaa. ni liste boobu bu jàllul. lépp lu réew mu bëgg ñu ànd ceeg ñoom. ndax tamit ay ndaw ñoo ko jiite te ay ndaw yu am avenir te ay ndaw yu pare pour liggéey Sénégal. mais est-ce que du yeewaat fitna parce que mois de mars yàggul dara. mais Macky Sall moo bëgg fitna. moom président Macky Sall ak ñi mu àndal mais ñoom ñoo bëgg fitna. mais bu fekkonte ni bëgguñu benn yoon fitna dinañu bàyyi liste bi jàll mais liste yëpp am erreur. war nañu mën a may nit ñi ay possibilités. ñu bokk ci élection yi. et puis la loi du parrainage. dañ ko war a éliminer. ay mbiru parrainage ci loolu dañ ko war a dindi ci wàllu élection pour que jongante yi gën a yomb. la moo tax ñu war koo dindi salon yow. xam nga lu tax. tey am na si ñoo xam ne. am nañu possibilité dem élection. nga lay ko 35 000 parrain mais bu ko amul du dem élection. te pourtant la mu toog ci jamono boobu di wuti ay parrainage. bu ko demoon élection am lu toll noonu ci ay nit. kon donc man d'accord ak ñoom ci loolu. galgal la rek pour éliminer ñenn ñi nga xam ne ragal nañ leen. d'ailleurs loolu mooy kaawu Bougane Gueye. mais jeune la bu pare pour liggéeyal réew mi. tey jii ñu téye ko ne ko doo dem élection parce que ces parrainages baaxul. mais loolu du yoon. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo jàpp ne parrainage blocage la. dafa war a dañ dama ne galgal la bu Macky teg. pour mën a dem. d'accord waaye taxul mu jàll de. parce que léegi réew mi ñooy décider seen bopp. Sénégalais yi am nañ fulla am nañu fayda moom bu jëlul ay matuwaayam yaakaar naa ni li sama xarit wax démb Ousmane Sonko. danañ ko fekk ca palais ba génne ko moom ak ñamu fa nekkal. kon donc na xam ne réew mi toll na ci foo xam ne. ndaw ñu jël nañ seen ay responsabilités. duñ ko bàyyi mukk mu doxal li mu bëgg a doxal mook ñi mu àndal. le ministre de l'intérieur dogguma la li muy doxalee élection yi muy Antoine Félix Diome. mais kooku. doy na leen wala kooku xam nga dañ koo digal. moom dañ koy commandé. télécommande la rek bu ñu bës li Macky bëgg lay def. li Macky bëggul du ko def. kum ne ko jàpp leen ñu jàpp. kum ne ko bàyyi leen ñu bàyyi. tey jii bu wàccoon ci nguur gi. moom ak ñeneen ñi ne ci biti ñooy yem. pour ñu doon dara ci biir réew mi problème lay doon. su ma amee nag lu ma koy digal lenn. mooy Antoine jeune la. jeune boo xam ne wax fa dëgg yàlla nag Sénégalais yi estimé nañ ko. parce que tamit dafa nekk ci yoon. su ma amee conseil bi ma ko jox mooy. na xam ne Sénégal na ko gënal. instruction yi ko Macky di jox. nag ko réew mi gënal. doy na waar. en tout cas instruction. na ko Sénégal gënal. mais dama tax yéen ko bëgg a yóbbu. yéen waa opposition daal ngeen doo leen may dara waa parti au pouvoir. non parce que jeune la te dafa nekk ci yoon. te am na place am ci biir réew mi. sinon day dem retraite politique te dafa teel. daa teel si moom. waaw te ñaanaluñ ko loolu.
bëgg nañu vraiment mu ànd ak sénégalais yi ba ci kanam sur ce nag na jël ay responsabilités taxawaayu gor taxawaayu góor mais également mu taxawaayu borom fit te xam ne li ñu koy bëgg a defloo bis bu ko defee dina taal Sénégal. conseil d'un cadre politique. bëri na ay nit ñu fa jaarale mais ñu bañ. président wàcce leen. bu mu bañ loolu. man am na fi ay ndomb tànk yoo xam ne amoon naa ko. ñàkk a bokk ak ñoom gis-gis ci parti moo tax ñu wàcce ko. tey ji ma xëy yoratuma ko woon. bañuma loolu. bañuma nga bëgg ma xool la fee ma bañ. boo amee benn avantage bu war a ñëw ci man teel. li wéet ba wóor mooy bu ma tëddee naa nelaw. askan wi la ñor askan bi nañ ma ñor. d'accord loolu du problème. kon donc Antoine maa ngi lay conseiller. nga jël say responsabilités bu baax xam ne. réew mi bu tàkkee. yaa ko taal. waaye itam su baaxee ëllëg sénégalais yi dinañ la gërëm dinañ la sant. soxna si mu ngoog. juste une dernière question balaa ñoo dalal ki nga xamante ne moom mooy Ababacar si deuxième partie bi élection législative lañ jëm mais gis nañ ni daanaka maire yu bëri muy ñi lajj ak ñi bokk si ñi gagné ñëpp ñu ngi déposer seen i candidature di déposer seen liste mais yow da ngaa toog. jàpp sa ñàmbur. waaw pourquoi ce choix. waaw déposé woon nañ nag. déposé woon ngeen. maa ngi ñëw. bi ñu demee élection locale ba ñàkk ko. dañu toog ak boobu maa ngi PCS jëngu tabax. laaj nañ ñu suñuy dossier ñu joxe ko. bi ñu laajee suñuy dossier ñu joxe ko. ñu gis ni suñu tur nekkul ci benn liste. ci coalition Yewwi ak Wallu. parce que du Yewwi ak Wallu. parti bi ñu nekk moo amoon problème. muy jëngu tabax. ñun nag ñu jël suñu responsabilité xam ne lu dul dem. jarul sonn. Yewwi Askan Wi mbir la moo xam ne ak Wallu. Sénégal yépp la ñor. position wi tamit bi nga xam ne moom la gëm sa bopp nekk. Sénégal yépp la ñor parce que ñëpp ay opposants lañu. position bi nga xamante ni ci la ñeneen ak ñeneen te di xeex nguur gi. ñëpp la ñor. kon donc dem élection. wala ñàkk a dem élection. warul mën a tax nga téye sa loxo. du ma téye sama loxo de. dinañu tànn. xool ñan ñoo war a dem ñu gunge leen. ngeen jàppale leen waaye ñun la ñu waroon def pour bokk ci élection yi def nañ ko. d'accord dafa fekk ni dañoo duggoon ci parti boo xam ne pare wuñ pour dem. te mënuñoo dem tamit. parce que donc da leen a empêcher à ce que yéen ngeen atteindre seen objectif. mooy li ma wax ñun fi ñu jëm. gisuma kenn koo xam ne war nañu mën a tere àgg foofu ku dul yàlla. d'accord kon du kenn koo xam ne dinañ basé wu yow te mënuloo dem ñu toog di la xaar duñ ko def. Sénégal dafa nekk ci yoon woo xam ne mën nga am xam-xam te doo ko liggéey. ndax politicien dama bëgg nga déglu ma bu baax. allez-y. dafa am jikko yoo xam ne dafa war a nekk ci yow. muy yan jikko. képp ko àndal na nga ko wax dëgg. lépp loo diggee na nga ko def. képp koo xamante ne bi nekk na ci yoon nga gis mu nekk ci yoonam nañu bàyyi ay calcul politique pour lor ay nit. mais mën nga diggee aussi dogguma la nga pare dem ba ci biir yaa am bëgg def mais nga dem mënoo. kon nga xaar ba jëf jot nga jëf. kon xam nga parfois da ngay bëgg. mais doo mën li ma ci jàng. mooy damay xaar ba jëf jot. ma jëf nga bañ a wax. mais nii Sénégalais di defee politique. bokk na ci loo xam ne vraiment man daf may gaañ sama. mais loolu wax ji mooy góor ni Sénégalais yi tamit. non mais sincèrement dama ne. fekk ay jigéen ci seen mbootaay ñu toog. nga nax leen fexe ba ñu ànd ak yow. fekk ay góor yu nekk ci seen yoon. nga wax leen lu dëgg fexe ba ñu ànd ak yow. fekk ay kilifa yu am seen ay projet teg. nga nax leen ci ay kàcc fexe ba ñu ànd ak yow. ëllëg nga jékki-jékki lépp lu ñu liggéeyoon nga jël ko sànni ci mbalit. Sénégal laajul loolu. dama ne ñi politiciens yi homme politique yi. ni ñuy amee seetlu ci ñi ñuy àndal. ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañu. war a bokk ci développement wu Sénégal noonu la ñu amee seetlu ci ñi ñuy àndal. képp koo xam ne amuloo valeur duñ la topp. en tout cas ça sera très 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 difficile pour li nu mel politiciens yi sa mbokk yi sax laay wax parce que yow yaa ngi ci biir. ngeen mën ko respecter bu baax parce que politique dafa am nu mu tëddee te yaakaar naa ne di nga ko d'accord ak man. quelque soit alpha métti na waaye ñun dinañ jëm suñu kéemtalaay kattan. ba respecté mais nag naa la xam. nga politique daam réalité. soxna si. ci génération bii. dama ci gis ay jeunes yu ma naw. du ma citer ay tour parce que dafa am fu nu jëm. te bëgguma ku ma fa yóbbu te àggaguma fa. gis naa ci ñoo xam ne ci Sénégal war nañu mën a ànd doxal ko. gis naa ci ñoo xam ne luñ la wax dafay nekk dëgg. gis naa ci ñoo xam ne dañuy dox guddi ak bëccëg
ngir intérêt Sénégal. est-ce que yaa ngi jéem a dox jéego yooyu ngir dem envers ñoom pour jéem a waxtaan liggéey. ñu ngi waxtaan ay idée mi ngi am. ñu ngi génn ñu ngi jokkalante ay xalaat ñu ngi dimbalante également. am ngeen si yaakaar. ñëw fépp foo xam ne. war nañ fa taxaw pour intérêt réew mi. xaarante wuñ fa. d'accord d'ailleurs dañu fay fekkante. kon ñu ngi ci suuf di liggéey am loo xam ne war nañ ko togg léegi. lancement mouvement 3J nag. ci ngay xam officiellement suñu allié naturel kan la. Africa 7 incha allah moo koy couvrir lancement mouvement 3J en direct incha allah du ñàkk bu ñu waxtaanee ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu kilifa dinañ ñu ko may. na si kër gi bokk en tout cas loolu man dana doon li ma gënal. incha allah. loolu dinañ ci def ay jéego incha allah rabbi donc amis téléspectateurs dañuy daal dem si suñu deuxième partie dalal ki nga xamante ne moom mooy Ababacar si li nga xamante ne rek moom mooy parti social 3J waxoon na ne day dox si social waaye it moom dafa nekk chef d'entreprise di lutter li nga xamante ne mooy taux de chômage bi am si suñu réewum Sénégal ak Babacar incha allah dina ko leeral waxtaan ak moom bu ko defee rek ngeen am ay njëriñ yi ngeen si mën a jëlee à tout à l'heure. monsieur Vieux Diop maa ngi lay nuyu. Babacar ñu ngi lay fay. di rafetlu dalal bi ñu dalal di la wax ni nag kontaan nañu lool di nuyu bu baax a baax téléspectateurs yu Africa 7 TV ak Africa 7 rajo di nuyu bu baax a baax ñi nga xam ni actuellement dañuy seetaan émission bu mag bi di la voix du cœur monsieur le maire sànq maa ngi dégg ngay wax ci wàllum 3J dama bëgg nga leeralal ma ko mouvement bi. waaw mouvement 3J wax naa ko sànq politique bii ñuy def. dafa am ñaari jëf yu ci nekk ñu bàyyi ci xel bu baax benn bi bu baax la bi ci topp bu bon la comme nit ñi ni ñu koy defee mais ñaar yëpp dafay fekk jaam ci bàmmeelam su faatu ñun ci sunu dund dañu bëgg lépp loo xam ne ñu ngi koy liggéey ci àdduna mu doon loo xam ne dinañ rafet njott ci sunu bopp d'abord danañ rafet njott ci sunu ëllëg ba boo faatoo fekk fa loolu noppal dañ koy ñaan yàlla moo tax ci politique bi ñu ci duggi lu ñuy gën a mën a def mooy œuvre ci social dimbalante ci yàlla tax mouvement 3J danañ def politique naam waaye danañ def social danañu xool ndax yàgg nañ ko def ñi nga xam ne dañu loru ci mbënn mi lu ñu leen mën a jàppale ñu def ko te duñ ci xaar kenn te duñ ko wane tamit te loolu lu baax la loolu ñi ci am ñi ko xam nañu ci loolu yàgg nañ ci nekk danañu xool ci morgue yi nga xam ne dama koy faral di wax léeg-léeg nga dugg ci morgue dem fekk fa kilifa wala nga fekk fa ku dul kilifa ñu teg ko ay glace yu fukk ak juróom te ba muy dund mënoon na lu ëpp loolu te loolu dafay war a deñ sax du yoon dafay war a deñ morgue yi nga xam ne ci Sénégal ñu ngi fi te amul climatiseur ñu ngi jëm suñu kéemtalaay kattan di ci dem di leen climatiser pour ñi nga xam ne dañuy wuy ji nekk ci condition yoo xam ne seen i mbokk bu ñu leen gisee danañu xam ne kat morgue bi am na équipement waaye nag suñu doom yi nga xam ne dañuy jàngi alxuraan nekk ay taalibe léegi-léegi nga génn sa buntu kër gis ni tëdd boobu dafa fanaane feebar gisul ndey gisul bàyyi yow war nga ko mën a jël yóbbu hôpital moo tax communes yi liggéeyuñu dara boo ko yóbboo premiers soins yi nga xam ne moom lay soxla waru ci fay dara ñun nag loolu ñu ngi ciy def suñu kéemtalaay kàttan yemuñu ci loolu léeg-léeg nit fekk la nga toog ñu indi ordonnance jox la ci koo xamante ne bi situation bi mu nekk ci hôpital dafa critique dem na ci commune bi bind na état def na lu nekk kenn faalewu ko nga gis ay mbokkam jaaxle ba finalement dañuy wër di ket mouvement 3J dafa taxaw pour dimbali leen te yàlla rek tax ci biir réew ak bitim réew dem naa fi Maroc maa ngi koy kon yamul fii rek si biir réew bi ba si bitim réew yàggul fekk naa fa doomu sénégalais boo xam ne paas bu mu ñibbee tax keroog jooy na lu ne def na ko ci saa si laa dëgg bee na ko ñëwoon donc mouvement 3J mais loolu daf fi bëri sax xaaruñu état ci dara xaaruñu maire ci dara xaaruñu kenn képp ku ci bëgg a bokk nag mën na ci bokk d'ailleurs ñi ci bokk ñooy jël seen alal di ci def pour dimbali néew du doole yi mais pour ñu si bëgg bokk nan la ñuy def ba mën see bokk mouvement 3J dafa am ay représentants fépp ku ci bëgg a bokk ku nekk rek mën na jokkoo ak suñu représentants yu nekk ci gox yëpp wala bu jokkoo ak man ma boole ko ñi nga xam ne ñoo nekk à la base ñu mën a liggéey. da ngeen di am ay carte de membre wala ay carte de membre yoo xam ne wax dëgg yàlla dañu ne nañ ko yombalal ñëpp ñu am ko à 500 francs. 500 boo ko takkee loolu de yomb na moom ci mouvement 3J la bokk. gox bi nga bokk gox bi nga dëkk jafe-jafe bu mu mën a am soo ko mënul saafara dañ ne nañ la utal solution.
solution boobu nag mooy connaissance bi sur le plan national comme sur le plan international. mënoo nekk ci gox di dem ak a ñëw te amuloo gox bi benn njëriñ. mënoo nekk ci réew nekk ndaw di dem ak a ñëw te amuloo réew mi benn njëriñ réew mi tollul foofu. loolu nag choix lay doon wax naa ko jaamu yàlla rek lay mën a doon. donc mouvement 3J loolu moo ko tax a jóg waaye li ñu ci gën a inspiré ba idée bi jógee ci man ba ñi nga xam ne ñoo ànd ñëpp gëm idée boobu. bi ma am juróomi at jàpp juróom benn at dama daan gis sama waajur bu góor samay waajur bu jigéen jël ay sachet di ci agrafé ay tur yebal ma ci kër yi pour mu yóbbu ko di ko def ci sutura koor ci sutura guddi bi ma demee ba mag yor suma kër ci ma découvrir ñoom jëf yu baax yu ñu yàgg def ci ay nit ma ne man amul dara lu ñu war donc lu dul topp seen tànk moo tax mën na la sànq politique du liggéey kon social bi ngay def si say waajur nga inspiré wu pour mën ko def. di leen nuyu au passage di nuyu suma papa di El Hadj Ibrahima Diop. di nuyu Pikine ñëpp xam nañ ko. di nuyu suma yaay soxna Fatou Mbacké Diaw di ko gërëm di ko sant bu baax di nuyu suma famille yëpp au passage. donc di wax ni. loolu bokk na ci li nga xam ne moo ñu gën a inspiré ba bi ñu amee idée bi ñëpp dañ ko saluer. mouvement 3J. daf fi nekk bu màggal jotee. te nañu ànd ak waa Touba. suñu kéemtalaay kàttan ba ñu daan def ci màggal gi danañ ko gën a yokk su gàmmu jotee ñu ànd ak waa Tivaouane la ñu daan def léegi. kon yemoo leen si mbënd bi kase yéen a ngi si côté religieuse bi. mais loolu lépp loo xam ne dafay laal jullit ñi di laal chrétiens yi ngir intérêt réew mi. ñoo ngi ci. macha allah lépp nag loo xam ne dafay nar a yàq danañ taxaw opposé wu ci. macha allah képp koo xam ne leer nañu ni fi nga jëmee Sénégal ci ay caaxaan la. du ñu ànd ak yow. te bu ñu mënee yuuxu ngir ñëpp xam la danañ ko def. donc mouvement 3J laajul kenn benn dërëm. ñun soxlawuñu alalu kenn ànduñu ak benn politicien wala benn homme politique pour soxla ci moom 100 francs. tey déet bu ñu ñëwee suñu alal la ñuy jël ñëw def ñu bëgg Sénégal jëm ci kanam ay ndaw lañu. nangu nañu liggéey. te am na lu jot. wax dëgg yàlla. macha allah boo nangoo liggéey nag nekk ndaw da ngay xam sa bopp ñun liggéey rek la ñu xam. liggéey aussi dafa bokk ci jaamu yàlla. dafay mën a tax tamit ngay mën a jëf. te doo sonal kenn. kon maa ngi ñaax ndaw ñëpp nañu gën a fonk liggéey li ñuy daw uti bitim réew am na Sénégal. dëgg la am na fi. lépp a ngi fi de am na solo kon nag daw si leen ñëw intégré si li nga xam ni mooy mouvement 3J am na solo lool monsieur le maire sànq maa ngi lay dégg ngay wax si wàllu taux de chômage bi tey pour dindi ko fii si réew bi naka la ñu mën a def. ba jàppale ndaw yi. taux de chômage bi am na ay jeunes entrepreneurs yu fi nekk su fekkonte ni tey jii épaulé woon nañ leen ci ay financement ñu mën a démarrer kon ñu bëri tekki nañ mais léegi jeune entrepreneur nekk ingénieur bëgg a góorgóorlu créer affaire boppam. dana déposer fu ne marché du ko am parce que amul lu mu démarrer ay travaux wala lu mu démarrer dara jafe-jafe yooyu dañ koy am nga dem jàngi France ñëw ñibbisi wala nga dem université. ñëw jàng ba pare war a am liggéey Sénégal lu ñu jox liggéey. mais loolu mooy problème bi état bi dafa war a concentré wu ci régler problème mu chômage bi milliards yi ñuy tudd di ko yàq te sunu suuf si wax naa ko sànq dafa nangu mbay mi. war na mën a génne alal. or bi ñu am mën na génne alal pétrole bi mën na génne alal. xale ndaw ñi nañ lay utal ay formation professionnelle. parce que tamit boo seetloo. dogguma la sax surtout si côté mbay bi. waaw mais loolu lay wax. tey jii bu ñu demee ba gerte ñun am nañ ko fi. mais léeg-léeg gerte bi jógee Chine ngay gis ñu koy jaay. dëgg la de gars yi di ko jënd. mais bu ñu demee tey ba li nga xam ne yow moom nga war a dundee ci sa réew léegi dañ koy jéggaane bitim réew ñëw di ko indi ci biir réew mi mais rey nga béykat bi. doy na waar de. ci fi nekk nga xam ne xamul lu dul bay ci lay yar ay doomam. ci lay dund. ci la am lépp nga xëy indi marché boo xamante ne bi extérieur la jóge gars yi du ci jënd di ci jaay rey nga leen. sa waa ñun dama ne waa Sénégal lépp lu ñu dal ci biir réew mi la ñu dalee tey jii bu fekkonte ne ñi fiy dugal produit yooyu. téye nañu lépp tere leen jël ci ay loi ay mesures yu bees mën a jox ndaw ñi ñu mën a xëy dem ci tool yi ñu yombalal la nag accès ci wàllu suuf. surtout loolu. parce que tey jii da nga fiy jógee léegi war a dem Richard Toll war a bàyyi ñu ne la hectare dañ koy jaay. nguur gi def fi nekk suuf si dañ koy fowee
nañu jël ndaw ñi dimbali leen ci suuf si ñu mën ci am accès mën a liggéey. mën a bay tey jii boo amoon sa 2 hectares dem na ci bay ñebe doo am xaalis léegi. waaw mais loolu nag mi ngi fi. léegi mu doon millionnaire de. mayu ñu ñu opportunité pour ñu mën a dem bay. kon donc dafa bokk ci parti yoo xam ne daf ci lajj tey lépp loo xam ne ñu ngi koy dundee fii ci réew mi bitim réew lay jóge. moo tax man naw Poutine. te loolu dafa war a jeex sax. mais loolu ñun ndaw ñi ñoo koy jeexal. ndax Sénégal am na lépp. loolu ñun ñoo koy jeexal parce que dañuy jël suñu responsabilité. fi ñu jëmee Sénégal cordonnier bi toog ci mbedd mi mën a defar dàll boo xam ne def 10 ans nga dem Petersen fekk fa chinois bu defar benn dàll bi di jar 1500 cordonnier bi di la jaay 500 dàll 1500 boo ko solee ñetti fan mu yàqu. day yàqu bi nekk ci sa biir réew ki ko defar ak loxoom di ko garanti 5 ans du def dara. waaw kooku la ñu war a jàppale. lan moo tax nag léegi ñun amuñu possibilité ceinture bi ngay takk tey di jege Chine te cordonnier bi nekk fii mën a defar ceinture boo xamante ne moo dàq boobu. te pourtant waa Ngaay sax dañ siy defal yoon yu rafet. boo demee léegi Ngaay. waay gis dàll yoo xam ne tey. man sama dàllu Ngaay yaa ngi nii. su ma jugee dama ciy taal sama moto dem ba foofu jëndi ay dàll yu may sol. dana def léeg-léeg 10 ans ci man du def dara. léeg-léeg dinaa sol dàll ba maye ko parce que Ngaay la. Ngaay mais réccu naa dàll bépp dàll bu mu mës a jëndee bitim réew. réccu naa ko ndax boo ko solee quelque temps xam ne kat dàll bi ñuy defar sa réew. mën na ko kon donc wax ma ne ko si design bi la. li ñu mën a def nag mooy fexe di def lu ñuy wax promotion interne ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñu dimbali leen utal leen ay possibilités ñu am liggéey utal leen ay possibilités ñu am ay financement ñi nga xam ne c'est des jeunes entrepreneurs ñu accompagner leen benn ci ay financement ñi nga xam ne amuñu chance ñu ngi ci ay artisans lañu ñooñu mais ku ci nekkul tôlier soudeur nga. mais gis nga naa la jox benn secret. sama oto dafa paan bi mu paanee ma seeti sama benn xarit toog na fa 1 mois mënuñu xam paan bi. lu ko waral oto bi yóbbu am benn chinois boo xam ne dafa yor ay machine teg ko ci jëndaloo ma fusible bu 200 francs. kon donc ndaw ñi fi nekk ñi nga xam ne ñooy collectivité territoriale yi war nañ leen mën a accompagner ci information. wallaay ndax xam-xam bee ngi fi de. électromécanique tey jii ku ko def boo génnee am say lijaasa. ndaw ñi bëgg nañu liggéey mais dañu leen a jàppalewul. te gisuñu ku leen jàppale. dañ leen fa bàyyi te bu toroxal jotee ñu toroxal leen. ñun nag loolu dañ koy dàq. mouvement 3J dafa ñëw dinañu dugg ci ay formation professionnelle. dinañu sélectionner ci biir réew mi ndaw ñi nga xamante ne pare nañu pour ñu jàppale leen ñu yóbbu leen defal leen ay formation professionnelle bu ñu génnee mën a am ay lijaasa dem jàpp seen liggéey jàpp seen ñam mën a jëriñ seen bopp mën a jëriñ seen jàpp. macha allah kàddu yi am na solo xam naa di dañ ko gën a yaatal si beneen édition léegi nag dañuy dugg si li nga xam ni mooy social bi leket bii ngay gis leketu social la ndax ñun day am néew di doole yoo xam ni dañuy yaakaar si ñun à chaque fois dañuy ñëw di ñuy wax seen i problème te bu dee ñun rek mënuñoo faj seen i problème looloo waral ñu sol suñu daal ñëw seet si kilifa yu mel ni yéen ngir ngeen mën ñoo taxaw tey naka nga gisee néew di doole yi li ñuy dund métti na lool monsieur le maire. dañu bokk yoon. yaa ngi gis sur le plan social ay nit ñoo xamante ni soxla nañu ndimbal nga jug yor sa leket. uti majjal pour dimbali leen. ñoo bokk kon li ñuy def. waaw dañu nekk ci réew mi. kon daal fekk si naa la. fekk si nga ma ci loolu. li ngay def ki nga xam ne nag moo ci gën a sonn ah ñaanuñu yàlla sax am ko gën a sonn waaye ñi ko gën a yitteewul. dinañ leen jàppale ñun. mouvement 3J comme ci loolu la ñuy yëngu dinañu dugal suñu loxo nag ci loolu li may bañ nag. mooy ñaare di jëf di wax ak di ko wane. waaw loolu amul njëriñ. dëgg la li am solo mooy nga def ca ba nga war a defee. def te yàlla tax te yàlla tax. kuy jëf nag te yàlla tax soxlawul li ngay def télé bi ñëpp di ko gis. ak rajo yi ñëpp di ko waxtaane loolu wax dëgg yàlla dama koy bañ. waaw bañ dalee jëf nag moom du tey te yàlla rek moo ci nekk seede. incha allah kon xam naa bu caméra yi fayee rek. nga daal def sa participation si leket bi. monsieur le maire sant naa la bu baax gërëm la. maa ngi lay sant di la gërëm. bu baax a baax a baax. di sant Mané nag moom mi def première partie bi nag. waaw sama jigéen taarkaal la kenn moom. tey gis nga fu mu fël de taarkaal la. tey moom daa sañse. kon nag di leen jox dig daye yéen téléspectateurs yu Africa 7 ba beneen numéro incha allah. Mané xaaral ma jox la sa micro.
jaajëf merci beaucoup Baba Bakar nee naa leen saa su nekk moom mooy ñu si deuxième partie bi rek jox leen lépp luy social moom si lay dox heure bu ñu dalalee kilifa rek waxtaan ak moom si secteur d'activité am si wàllum politique ak lu mu si mën ci doon deuxième partie bi day ñëw waxtaan ak moom si wàllum social gis ngeen mouvement bi di 3J lu mu yëkkati ak lu mu nar donc dafay rejoindre rek li nga xamante ne mooy askan wi lu ñu bëgg donc nag sans plus tarder avant ñoo tàggatoo monsieur le maire Vieux Diop moom lañ dalaloon waaye balaa ñoo tàggatoo rek yëmbal lañ nekk nag te duñu génn ci débat bi te waxuñu jafe-jafe yi fa nekk problème assainissement beeg ñoom seen tey jii nii yow mi nga xamante ne yow yaa yeewoo yëmbal problème yi nga xamante ne moom ngeen di jànkoonteel yéen waa doomu yëmbal tey jii bu fekkonte ne yow am nga benn touche boo si bëggoon def ba nga nekkee candidat ban touche lay doon parce que problème yi fa nekk bëri na surtout li nga xamante ne mooy manque de sécurité bi. waaw jërëjëf loolu dinaa sawar pour tontu ci. yëmbal dafa nekk gox boo xam ne ci suñu biir xol la nekk bu ñu wax insécurité totale. dafa fekk baax li ko indi nag bokk na ci défaut d'éclairage public. commune boo xam ne jëlul benn waay matuwaayam. pour mën a jug ci wàllu éclairage public moo tax conséquence yi mooy insécurité. moo taxoon ci suñu programme ñu taxawaloon lu ñuy wax BSM. mooy brigade de surveillance municipale. fas yéene woon lëkkaloo ak ndaw yu nekk ci biir yëmbal gépp encadré leen former leen ba ëllëg ñoom ñooy wëlbatiku wax di xool jàppale police ci di xool jëfkatu ñaawteef yu nekk ci biir quartier yi yëmbal gépp lëndëm foo tourné dañu am problème dëgg la yemuñu ci loolu nga ñëw ci wàllu éducation primaire bi 9948 élèves la ñu am 2625 table banc moo nekk ci école primaire yi nekk yëmbal yëpp 99 salles de classe moo fi nekk 117 enseignants ñoo nekk yëmbal saturé na de ñu manqué 127 enseignants téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay jàngalekat gën a bëri léegi nag moo waral ak ni yëmbal toll classe boo dugg au lieu de 84 yaa ngi fay fekk 150 élèves finalement xale yi ci suuf la ñuy jànge li am yëmbal actuellement mooy xale yi ci suuf la ñuy jànge loolu nag suma xarit suma frère Babacar Ndaw moo ko ci interpellé ñu xam ne am na liggéey bu koy xaar yëmbal foo tourné ñu ngi tuur ndox ci mbedd yi parce que assainissement zéro moo taxoon ñun ñu bëggoon def ay puisage collectif ñaar fukki kër ak juróom yu nekk ñu boole leen tuurukaayu ndox lii mën nañ ko jël ñoom pour di ci liggéey yëmbal ci wàllu sport ndaw ñi bu ñu bëggee football tey dañuy gën dem Pikine wala Malika moo taxoon ñu bëggoon taxawal ay plateau sportif multifonctionnel def ko ay Numadi def ko biir cité comico def ko biir ASECNA muy ñetti plateau sportif multifonctionnel yoo xam ne dinañ ci gis seen bopp ba tey ci wàllu environnement yëmbal am ay jafe-jafe yu tar tey jii amul benn yoon fooy génn ba mën a gis benn parcours sportif wala fooy génn ba sax ñu ne ndaw ñaa ngi def ay reboisement amul lenn loo xamante ne ni sóoral nañu ko ci yëmbal mais yëmbal ak xat gi mu xat est-ce que loolu yëpp mën na fa nekk maa ngi ñëw parce que dafa am ay solutions. mooy lan dans le cadre de la gestion des inondations par exemple maa ngi saluer bu baax projet 1 bi nga xam ne lancé woon nañ ko ci yëmbal en 2011-2012 bu jàll mais tey jii ñu ngi ko doon xaar ci yeneen gox boo ñëwee ci gox yu mel ni Médina Gazon ñëw ci gox yu mel ni Daaru Salaam 4 Daaru Salaam 5 Daaru Salaam 6 àllu baay ñax gii ma dëkk nga ñëw ci gox yi nga gën a xam ne ñoo gën a sonn ci yëmbal ñoo gën a am ndox tey ñu ngi doon xaar ñu lancer la deuxième phase du projet bu ko defee lu ñuy wax PAR mooy plan d'action de réinstallation dina mën a xàll ay yoon dugal ay tali def ay assainissement def canalisation yëmbal mën a nooyuwaat mais malheureusement gars yi dañ fi nekk toogal fi seen bopp jéemuñu dara pour indi xam-xam pour mën a dimbali waa yëmbal loolu moom la ñuy xeex moo tax tey xeex ba ñu nekkoon démb ci la ñuy nekk tey d'accord duñ ci mës a wàcc benn yoon boo xoolee tey poste de santé yi fi nekk yëmbal ba tey dafa manqué lu toll ak 9 wala 7 poste de santé ku fi feebar faju da ngay sonn te nawet baa ngi nii di ñëw sax nawet bi ci la ñuy gën a sonn 2 fois 2 voies route des Niayes bi ñu ko commencé c'était en 2016 boobu ba tey état bi jéemu ci dara ba tey pareegul mu taxaw boobu ba tey jéemu ci dara artisan yi fi nekk yëmbal yàlla dafa dogal population bi nous avons une population très jeune entre 18 ba 35 ans te ñëpp nag ay artisans lañu
mécanicien soudeur tôlier ñoo fi nekk. secteur primaire bi. ñooñu amul benn yoon bu ñu leen gëstu. en commençant par la commune. accompagner leen jëlee leen ci suuf yóbbu leen ci kaw man de bu ma doonoon maire ci ñooñu lay njëkkee. fexe ñoom dootuñu am benn problème bay jéggaani di fi génn di dem Pikine wala Guédiawaye wala Dakar wala fenn. nga xamante ne lépp li nga xam ne moom ngeen def rek si biir yëmbal ngeen koy développé. tey jii garage mécanicien yi fi nekk sama xarit maire di Babacar Ndaw dama koy ñaan mu jël ci ay matuwaay. na fexe utal leen espace bu ñu liggéeyee au lieu ñu leen di dàq. mécanicien dañ leen di dàq rek. waaw ñu ngi leen di dàq nag man de bu ma fi toogoon. te ko otompaan yóbbu la naa leen jox bërëb bu ñu liggéeyee. comme moo fi nekk nag dafa mel ni maa fa nekk. ndax sama xarit la dama bëgg mu jël ay responsabilités xam ne population yëmbal bii. njabootam lañu. na leen utal fa ñu xëy teg leen ci espace boo xam te ne danañ fa nekk ci jàmm. ak ci salaam te du ñu am benn jafe. en tout cas doy na waar ndax programme bi nu mel yaakaar naa ne pour nga dégg ko si jeune bu mel ni monsieur le maire Vieux Diop yombul ah ndax nag macha allah nekk na nit koo xamante ne saa su nekk rek mu ngi wane ne moom ñëwul jux si politique jàng na ko. tarbiwu na ko te daf ko donn comme ni nga ko waxee ci sa njëlbeen kàddu bàyyi tamit nekk na intellectuel boo xamante ne lu muy wax lu nekk rek comme ni nga ko waxee terme bi fu leer la koy teg donc ça a été vraiment plaisir comme lu ñuy wax rek lu dus ci nag li yëpp xaju ci cin li ah donc dañ lay bàyyi après ak ki nga xamante ni rek moom mooy Dame Ndiaye ci rajo ba wala sax Souleymane ci télé ba à 7 soir ak studio ouvert foofu moo xam naa di nga am 2 heures temps yoo xamante ne ak auditeurs yi dinañ mën di woote di la laaj bu ko defee nga mën a gën a yaatal yenn pàcc yi nga xamante ne ñun ñi xaw nañ ko bàyyi donc nag vraiment kontaan na Africa 7 ñu ngi lay remercier équipe de Voix du Cœur ñu ngi lay remercier di la bàyyi rek nga tàggatoo ko li nga xamante ne moom mooy mbokk téléspectateurs yi la doon seetaan. tàggatoo nag maa ne Babacar technicien yi maa ngi leen di sant di leen gërëm. waaye ci sama biir xol. maa ngi sant di gërëm ñi nga xam ne ñoo njëkk a créé mouvement dooleel Vieux Diop. di wax dëgg yàlla waa Yëmbal Nord jëpp. awma seen fay di waa Allo Baye Ñaax. waa Cité Comico waa Halpulaar. Aynu Madi. Daaru Salaam 4 ba 6 5. waa route de Boune. Afia mënuma leen fay yàlla moo am seen fay yàlla na yàlla fay la. ndax tey jii doole ji ñu am sur le plan national ak international yëmbal la jógee. waaye yëmbal ñoo xool ba ne kat kii war nañ ko mën a dooleel ñu dooleel ma. kon maa ngi sant waa Daaru Salaam 6 gépp di sant sumay waajur. di sant soxna si ma yàlla booleel. parce que tamit jàppale nañu. ci lépp loo xam ne ñu ngi ci dugg rek mi ngi ci. mënuma jeexal nag te nuyu ma sama xarit dama am xarit gis mu nekk ci yoon ñu bokk yoon. ma gëm li muy def mooy le maire de Kër Massar Sud. Mouhamed Bilal Diatta. maa ngi koy nuyu. di ko ñaanal yàlla nag bu baax parce que jàmbaar. jàmbaar la maa ngi gis mu ngi def jéego yoo xam ne d'ailleurs ñu ngi ciy liggéey te lépp luy am ci xam-xam. c'est vous dans vous rek. ñu ci ànd ak moom. non mënul ñàkk. parce que xol buy wax. du wax lu dul lu mu gis. dëgg la dama gis ci moom jàmbaar. ak fulla ak fayda. mënu ma toog ci plateau. te seedewuma loolu. kon nag yéen ñëpp maa ngi leen di sant bu baax. di leen gërëm. di leen remercier. di santaat Mané également. di am mbégte bu baax di leen jox dig daje beneen yoon ci anam bu gën a yaatu jërë ngeen jëf. incha allah kontaan nañ bu baax ki ñu dalaloon moo nekkoon monsieur le maire Vieux Diop fii nag fii si Yëmbal Nord la ñu ñëwoon rek doon fi indi li nga xamante ne moom mooy suñu émission Voix du Cœur nee naa la saa su nekk rek ak fa waay mën a nekk rek incha allah dañuy dem dëkk-dëkkaat yëpp bàyyiwuñu fenn dañ ko décentraliser fu ñu waay woo dinañ dem waxtaan ak yow bu ko defee askan wi xam bu baax sa secteur activité waaye rek xam tamit li nga xamante ne ñenn ñu umpale nañ ko si yow émission Voix du Cœur mu àndi si woon ak ki nga xamante ni moom mooy Babacar si deuxième partie bi si wàllum social ma koy nuyu bu baax a baax di ko remercier waaye du ma fàtte benn yoon l'équipe technique ki nga xamante ni moom mooy l'incontournable Mohamed Ba Khalil waaye rek Babacar monsieur régie bi mais sans oublier nag ki nga xamante ne dama koy beral loxo muy le coordinateur tay laa ko tuddee muy DJ Pot Daouda Ba ma koy nuyu bu baax a baax di ko remercier si coordination bi nga xamante ne amal na ko donte sax xaw nañoo sonal tuuti si yoon bi mais grawul donc may remercier bu baax sama invité ça a été un plaisir du ñàkk si yeneen plateau incha allah dinañ gën a yaatal. mention spéciale à DJ Pot. waaw mënul ñàkk ñu sant ko moom tamit. c'est l'incontournable DJ Pot bon macha allah. te ñu ngi ci yoon. te xam naa ni
dina bokk ñu jëriñ ci réew mi ëllëg. incha allah moom dina ñëwaat ak macha allah moom beneen version ngeen di amaat si kattanu suñu borom ak yenn artistes yi nga xamante ne yéen a ngi leen di gis waaye it ñi nga xamante ñooy talent caché yi lépp rek di jëppata koy génnee donc nous vous donnons rendez-vous très prochainement d'ici là restez en compagnie de nos programmes merci beaucoup.